daanaka Thierno tontu na ci benn wàllu mooy lu tax tey ñu teew seen kanam ñi teew seen kanam muy Farba Ngom ak man mii ay citoyens lañu citoyens sénégalais suñu constitution moo ñu consacré la liberté d'expression mais aussi ay responsables lañu ci parti bi ñu nekk ak ci coalition bu ñu nekk moom ci région de Matam man ci région de Kaffrine loolu bu amee ñuy seetaan ay nit di wax kaddu gi comme que dañ ko libéraliser Sénégal am ñëpp am liberté kaddu mënuñ seetaan nag ñu toujours ñuy wax ñun ñu noppi ëllëg ku ci nekk dana am responsabilité ci li am ci réew mi dañuy wax nag lu ëpp tuuru Ousmane Sonko saaga na président Macky Sall ba tàyyi kenn déggul président Macky Sall tontu saaga na juge yi waxuñu dara saaga na ñëpp ñu àndul ak moom nit ñi waxuñu dara saaga na fuutanke yëpp kenn waxul dara tey nag mbir mi dafay bëgg a ëpp armée Sénégal li façon lu nga xam ne objet de consensus national la ci force politique yëpp mooy benn leader politique ci Sénégal musul jéem dugg ci mbirum armée ndaxte armée mooy sédimenter notre république mooy sécuriser suñu république et pour la première fois ñu gis benn leader politique bu jóg ndaxte rek yaa ngi bëgg àgg ci nguur ngay attaquer armée di ci dugal lu nga xam ne dara bokku ci lépp bu ñuy ngeen baal ma kàddu gi lépp nekk ay kàcc ci kese wax ni France dafa jógee foofu dafa génn ci république du Mali ma jàpp ni sax booy wax Mali nga xam ni Mali ñëpp xam nañu suñu histoire ñu bokk histoire ñu ñëpp ñu nekk benn mu nekk le même peuple dans deux États booy wax ci Mali nga war cee def ndànk nga war cee maandu fàtte woon na ni Sénégal moo jiitu France ca Mali ndaxte Sénégal ànd nag CEDEAO balaa Union africaine balaa Nations Unies ñëw di fa dugg kon Sénégal mébétam ak doxalinam ca Mali ñëpp xam nañu utum jàmm la te image bi gën a frappante mooy président de la République mu demee Màkka ngeen gis des citoyennes maliennes topp ko di ko ne président ñu ngi lay ñaan nga intervenir ba Mali ñu am jàmm loolu rek doy na confiance bu nga xam ne Afrique moo ko séddale président Macky Sall bëgg a jaxase xel yi moom xam na ni gaa France nu mu nekkee une république souveraine noonu la président Sénégal nekkee une république souveraine xam na ni gaa tooñuñu kenn waxuñu kenn président Macky Sall bi mu nekkee président ba tey ñëpp xam nañu l'Afrique a retrouvé sa dignité dans le quota mondial amul benn réew tey buy tey Afrique bu ngeen xoolee même ci guerre Ukraine ak Russie rôle bi ci Afrique joué Afrique mosu koo joué loolu nag fierté la ci Sénégal fierté la ci Afrique loolu bëgg ko nasaxal bëgg a wan ni ci France lañu topp saaga Sénégal la saaga armée Sénégal la parce que dafa jaawatle ay militaires yu fa toog war a dellu seen kër ñeneen awu leen foofu loolu la xamul naka lay fonctionner mu gis rek ay militaires yi ngi ñibbisi xamul ni militaires yu ñibbisi yeneen militaires yi ngi leen di remplacer et Sénégal musul jógee ca Mali parce que tant que Mali amul jàmm Sénégal du am jàmm waaye loolu yëpp attaqué juge yi attaqué président de la République tey attaqué armée loolu yëpp ñun ñëpp xam nañ lan la annoncé candidature alors que waxtaanoo sax ak sa parti parce que jàpp nañu ne parti yëpp war na am tuuti démocratie interne parce que bu ñu dañuy ubbi candidature yi ci parti yi ba pare annoncé ay candidature du élection présidentielle moo ko intéressé élection député élection locale jeex na waxatuñu élection locale parce que moom ci élection la dund élection législative jeex na waxatuñu élection législative yaakaar na ni mën na laxu ci ay élection pour que digganteem Adji Sarr ñu bañ koo leeral ñun de waxuñ ñi Ousmane Sonko moo tooñ waxuñ ñi Adji Sarr moo tooñ dañoo wax ni justice nañ ko rendre na attekat yi wax fan la dëgg féete bu dee Ousmane Sonko moo am dëgg na ko attekat yi wax bu dee Adji Sarr moo wax dëgg na ko attekat yi wax loolu lañ laaj ñu leneen mënuñ am tey suñu camarade de parti bu nga xam ni
yàgg nañu ànd ak moom mu nekk responsable ca Fatick nekkoon fii directeur général bu COUD nekk responsable bu mag ñu accuser que yu mel noonu te muy défendre di bon ba tey defu ci dara ñu tëj ko ñu bàyyi ñeneen ñi ñu accuser de la même chose ñuy doxantu di saaga ay président de la République ak ay armée dañoo bëgg que les citoyens soient au même pied dañoo bëgg que les citoyens soient jugés et que Adji Sarr comme tous les citoyens du Sénégal a droit à la justice bu loolu paree nag ñu doog a wax ay élections présidentielles yu nga xam ne c'est dans 18 mois bu ñu installé assemblée nationale ba pare président installé gouvernement am mën nañu wax après élection présidentielle àggaguñ fa waxtu liggéey la ñu nekk waxtu continuer li nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy tabax ci réew mi te président Macky Sall li mu dirigé wul rek Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall dafa diriger benn camp bu ñuy tuddee le camp de la construction beneen camp ba nag xaw ma kan moo ko jiite mais c'est le camp de la destruction ma gërëm seen sant leen jox Farba mu àggali tuuti éclaircissement yéen journalistes yi tamit comme dafa chaque semaine chaque 20 jours dafay woote ay point de presse lu tax du ngeen ko ci interpeller yéen saa yi xanaa amu leen courage boobu loolu daf may jaaxal dafa war a leer nee na ko Adja Adji Sarr yéen journalistes yi laay waxal Adja Adji Sarr li gars yi ni lay waxee doyooyu na ci tontu tuuti même bu dee 1 minute ñu xam ne au moins amal na ko tontu comme dafa rëy làmmiñ dafa rëy làmmiñ di wax rek chaque seconde chaque weer chaque 3 semaines di organiser ay point de presse nañ ci mës a wax mbirum mam ak Adja Adji Sarr avant sax muy dem justice ci wàllu politique mu tontu tuuti comme accusation la accusation boobu leeragul xamaguñu aji la wala moom moo am dégg yéen journalistes yi dee leen ko ci tuuti interpellé bii baa bu leen wooyee point de presse ñu ngi xaar ngeen même bu ko waxul ngeen interpellé ko ndax mu indi ci tuuti leeral loolu dafa am solo trop waaw en tout cas man li may wax daal sénégalais yi xale yi laay waxal man li ma ci gën a marqué mooy wala li nga xam ne gën nañ ma ci def problème mooy nga jël sa kàddu di def sa point de presse di déclarer sa candidature en tant que homme politique waxoo waa Pastef parti bi nga xam ne moom nga jiitee mais di wax sénégalais yi préparer leen ñu préparer wu ci la est-ce que warul dem wuyu justice wala wuyu war naa wuyu dem justice man question boobu dama koy poser sénégalais yi war na wuyu wala warul wuyu comme war na wuyu nag loolu loo ci préparer ay nit demal préparer nga dem wuyu man mii sama jéemu bopp en 2010 bi police ñëwee sama kër Derklé di ma wër ma ñëwaat fekk leen ñu dem fekkuñu ma foofu xaaruñu ma ba ñu ñëw jël si ma wala bu ñu indil ma convocation man maa taal sama oto directement ak sama chauffeur dem directement dem wuy ji police commissariat central jamono yooyu jotuma convocation boo xamee ne ñu ngi lay wër justice def la soxla wala police gendarmerie yi nga xam ne ñoom leeral askan bi lañ fi nekk ñoom ban intérêt la ñu am ci jàpp koo xam ne wala téye koo xam ne dafa toog ci dëkk te ñoom ñoo war a àtte dëkk bi amul solo dama dem wuy ji ma ñëw foofu 7 heures du matin falaa toog ba 19 heures et quelque toog ñuy wax ak man traumatisé wu ma déstabilisé wu ma question yi ma doon posé dama ciy tontu mais ndax duma sénégalais ndax waruma wuyu dem wuyu pourquoi ça Ousmane Sonko di fi gën nit ñi wala def ñu ëpp ndey ëpp ñu bàyyi mooy kan ku mu fi gën kon nag loolu yàggul ne gis ngeen ni ñu leen ko waxee ki nga xam ne dafa bokk ci responsable yi gën a mag ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar wala parti bi biñ ko tuumaalee lu mel noonu dem na wuyu ji mu ngi ci loxo yoon heure bu atte jotee day leer moom it mooy kan ba nga xam ne du dem wuyu ji xanaa moom koo xam ne ëllëg bëgg ngaa doxal réew te yoon xalaat nga di ko doxal man ci sama xalaatu bopp buñ la woowoon sax yaa war a dem war am cawarte bu rëy dem wuy ji rien que pour leeral lii xew loolu dafa am solo en tout cas daal li gën a garaaw attaqué Macky Sall moom ci la dëkk ñun suñu genre yi ku laal Macky Sall ñu dal sa kaw on ne cherche même pas à comprendre je sais que ma position c'est la position de Ablaye Seydou Sow te tamit mu ngi nii di jógee Kaffrine man ma jógee Matam ñu tas fii di organiser conférence de presse
du ay dara du ay calcul politique du leneen rien que ñun ku wax ma ci Macky Sall ñun ñaar am nañu conviction yi nga xam ne kenn ku nekk si ñun Macky Sall mooy suñu leader ginnaaw yàlla ak yonent bi donc képp ku ko mës a laal ci àdduna rek dañu jël suñu position wone suñu position kon nag dama leen di wax sénégalais ak sénégalaises yi xale yi lay waxal moytu leen boobu appel bi mu leen di appelé di wax aussi la coalition Benno Bokk Yaakaar waxuma seulement APR yéen tamit ci seen jéemu bopp jóg leen jóg dafa jot duñ ko bàyyi rek muy wax Farba Ngom di tontu wala Ablaye Sow wala les cadres il faut ngeen jóg wax ak moom wax ak réew mi wax dafa jot ki duñ ko bàyyi rek muy lancer ay appel di yàq xelu xale yi te xale yi ñun ñëpp ñun ñoo leen jur ay suñuy doom lañ suñuy jàmbaar lañu suñuy rakk lañu ñu bàyyi xel ci joolu pour mën a wax ak ñoom parce que am na loo xam ne boo buñ la ko waxee balaa nga koy comprendre mu nekk lu trop tard dañ ko war a xoolaat avant mu nekk lu trop tard xale yi yéen laay waxal toujours man ci loolu laay insister bàyyi leen seen xel élection bu jotee am ngeen liberté dem sànnin carte ku leen neex loolu leer na mais comme élection jotagul kaay la ñu dem rayante kaay la ñu dem xeeb ndax man ma mucc loolu fu ngeen ko gisee bàyyi leen ci xel lool man loolu laa leen di wax te tamit li mu wax ci waxu armée Ablaye Seydou Sow tontu na ci tontu boo xam ne xëy na sax moo ma ci ëpp xam-xam mais xam naa mbirum lenn rek France ak beneen réew moo ci yam puissance mondiale États-Unis la Barack Obama bi mu fi ñëwee teewule Macky Sall am courage wax na xalaatam ak li mu bëgg ak li nga xam ne bañ na ko loolu ci kanam askan bi yëpp télévision direct la ñu koy seetaan waxuma la France loolu dafa war a leer nit ñi xam ne position de Macky Sall mbirum justice nag tant que leeroo ci rien que pour ngeen xam li tax muy wax ne candidat la est-ce que jamonoy candidat dafa jot nga koy déclarer moment politique jeex na léegi législative lañ jigéen présidentielle kenn waxagu ko kenn fixé gu ko da ngay xaar ba réew mi ba ñu fixé élection présidentielle nga doog wax sa candidature dafa xam ne ni du mucc ci dem wuy ji à la justice li muy wax noonu réew la mi ñëpp tàppet la moo gën a nekk buxat ci aduna laa la wax moo kan commencé di saalit di naan appeler à sénégalais yi xale yi préparer leen lan la ñuy préparer on prépare ay convocation boo xam ne bi ngay dem di maasewu bi ngay dem di defar sa yaram bi ngay dem di xool sa bànneexu bopp sa bakkan topp la kenn fekkee ko te ñuy bëgg nga leeral loolu kaay leen ngeen dem préparer luy ndeyam foo mu leer il faut mu leer ku fi saggan maase normal ñu ngi lay ñaan yàlla sa ndigg wër ku fi maase boo xam ne dafa rax leneen nag kooku bu leeral ñëwee yaa koy leeral sa bopp nag loolu ngeen du ko leeral ndax li ñu doon jëlee ci wàllu bares affaire bopp la loolu daa war a leer loolu daa war a leer kuy maasewu massage bu normal góor ak jigéen ñëpp dañuy maasewu ñun waxuñu dara ci ñiy maase ndax loolu seen liggéey la dañ ciy tedd am defar ci seen dund kuy maasewu maase normal sa ndigg bi metti wala sa mbagg yàlla na wér mais ki nga xam ne da ngay maasewu te sa massage rax leneen nag plaisir boobu yaa ko doon ut da ngay leeral sénégalais ak sénégalais bi li ma doon def lii maa ko def il faut avoir le courage de le dire loolu mooy lu leer il faut avoir le courage de dire que ne dama doon maasewu massage bii mais rax na leneen mais maa ngi jëggalu sénégalais yi loolu mooy lu baax ndax da nga war a respecter ki nga ko doon seqal ba maa bi nga ko doon wut nga am plaisir boobu da nga ko war a faut pas oublier ce moment là boo xam ne buñ la ne woon salaamaaleykum booy tontu maaleykum salaam sa lamine day tàkk suuf il faut qu'on se dise la vérité nag ñu waxante dëgg kon nag mbooloo mi daal loolu dafa war a leer sénégalais ak sénégalais yéen laay waxal wax dëgg yàlla xale yi préparé wu leen sur quoi bàyyi leen ki nga xam ne moo doon defar massage mu dem wuy leeral askan bi ne du moom ñu bàyyi yoon def liggéeyam te yoon dina ci wax lii am boobaa bu kiyee moom il est libre d'être candidat comme il était en 2019 Sénégal kenn moomu ko pouvoir moomu ko Macky Sall moomu réew mi dañ ko koo dénk bu ñuy wax te yàlla tax donc problème candidat yi ñëwee ku war a nekk candidat te yoon permettre ko mu war a nekk candidat du Macky Sall mooy désigner ki nekk candidat ak ñu dul nekk candidat loolu yoonu conseil constitutionnel la kon nag loolu dafa am solo en tout cas lii daal laa leen bëggoon wax.